mbokk yi xarit yi nuyu na leen ziar leen bu baax a baax ñi am mbégte bu baax a baax ak kontaante ci ànd bi ngeen ànd seen première chaîne de la banlieue di IM Télé tey nag may am mbégte bu baax a baax ñoo génn seen émission taxaw seetlu nag tey dafay dalal ki nga xamante ni directrice ñu gën koo xam ci entreprise boobu nga xamante ne mi ngi basé ci Paris CEO Nextra Marketing mu tudd ki nga xamante ne moom mooy Nineta Dia mbokk yi xarit yi taxaw seetlu bu ñuy fas yéenee def tey digital marketing la ñuy fas yéene waxtaanee tey mu nekk loo xamante ni mën na wax ni Sénégalais yu bëri seen xel màcc ci trop ba tax na ki ñuy dalal tey suñu plateau fas yéene nañuy faram-fàccee lu yaatu suñu deuxième point également bi ñuy fas yéene dugg ak yéen muy jigéen ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiite li nga xamante ne moom mooy entreprise nan la ñuy comporté woo foofu ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk foofu ci Paris mais également ban conseil la ñuy jox jigéen ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii ci Sénégal fas yéene taxaw lu ni mel ba tax na rek ñuy def mbokk yi xarit dañ koy bàyyi mu nuyoog internet yi ñuy seetaan su ko defee ñu waxtaan ak moom mais nag tey gis ngeen ko tagal bu baax la def tey ko xam ni tey andi na nag à la sénégalaise Nineta maa ngi leen nuyu. maa ngi lay sant Dame merci salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant comme ni ko Dame waxee tey ci marketing digital la ñuy développé. donc marketing digital bu ñu ko mënee wax ci wolof mooy loo xam ni day dimbale nit ki si liggéeyam ci biir internet pour mu mën a am visibilité bu baax bu fekkee day jaay ci internet bi pour mu mën a jaay ay produits am bu baax a baax bu fekkee dafa bëgg a siiw ci internet bi tamit marketing digital la ñuy utiliser pour nit boobu mën a atteindre célébrité bu mu xalaat. léegi ci biir marketing digital nag dafa am lu ñuy wax gestion des réseaux sociaux léegi mooy lépp loo xam ni dafa nekk ci Facebook Instagram Twitter LinkedIn Snapchat SoundCloud mën naa réseaux sociaux yi dafa bëri tellement mais ku nekk ak réseaux sociaux yi ngay utiliser yi nga xam ne moo lay dimbale ci sa liggéey ak ci li ngay def léegi par exemple bu ñu joxee exemple Instagram wala Facebook mën nañu wax artistes yu bëri moom la ñuy utiliser Facebook Instagram YouTube pour mën a wane seen ay clip mën a wane seen évolution musicale pour ñëpp mën ko seetaan képp ku nekk ci monde bi mën si jot mën ko seetaan léegi Nextra Marketing moom day créer site web di defar ay logo di gérer ay page Facebook di gérer ay page Instagram di gérer ay page YouTube di créer ay contenu pour page yooyu noonu di générer ay trafic ci page yooyu noonu ba nga xam ni dinañ atteindre audience bi nga xam ni ki soxla marketing digital bi ki soxla visibilité bi dina am audience boobu mu soxla ci pays bu mu ko soxla tamit environnement bu mu ko soxla tamit donc gestion réseaux sociaux yi buñ ko résumé loolu la léegi Nextra Marketing moom tamit day def ay application mobile parce que am na ñoo xam ni yemuñu ci site web yemuñu ci réseaux sociaux yi dañuy am seen ay application mobile ça dépend de projet yu ñu am donc ku ci nekk sa projet ak sa objectif projet bokkul donc boo définir sa projet ba pare wala nga définir sa objectif si la Nextra Marketing mën a expliquer conseiller la yan stratégie la ñuy mën a élaborer pour nga am visibilité bi baax ci sa page. waaw kon mbokk yi xarit yi dégg ngeen li nga xamante ni loolu la Nineta wax mu nekk lu am solo mais ñu am benn taxaw seetlu bu ñu def mooy gis nañu tey comme France bi nga basé wu ñoom ni ñuy utiliser seen marketing ak fii Sénégal dafa am benn wute lan moo waral loolu parce que fii dañuy gis ni ñoom ñoo gën a mën a jaay par rapport seen célébrité yi foofu ñoo gën a mën a jaay seen image que fii Afrique. waaw merci pour la question bi c'est très important parce que bu ñu defee comparaison ak France dafa nekk pays boo xam ne dafa gën a développé Sénégal ci wàllu technologie tamit France dafa gën a avancé que Sénégal donc ci domaine marketing digital bi aussi bu ñuy seet artistes français yi wala ñu yore seen entreprise wala ñëpp ñu bëgg jaay France loolu dafa sax banal léegi
parce que ñoom xam nañ ni loolu mooy présent bi te mooy futur bi. waaw donc mënuñu par exemple ñoom ñuy jaay ci internet bi wala ñu bëgg fës ci internet bi te utiliser wuñu marketing digital. donc loolu dafa dem ba nekk ci ñoom ba dañ ko boole ñoom seen activité. dañ koy génnee ñoom ci seen budget. di dugal xaalis pour seen marketing digital pour seen visibilité. pour nit yi gën leen gis. tout dépend aussi de activité bi ñu nekk. léegi bu ñu ko comparé ak Sénégal mën nañu wax peut-être une partie des Sénégalais ne sont pas informés peut-être ñoom am na ñoo xam ni tey xamuñu ni que marketing digital existe na pour mën leen dimbale. ba ñu am visibilité bi ñu soxla. comme par exemple comme li télé banlieue la par exemple bu ñu jëlee exemple pour ñu nekk banlieue. peut-être ñoom yëguñu ñu ni que marketing digital mën na leen aider par exemple bu ñu jëlee artiste bi. peut-être moom baax na li muy way mën na ko mais xamul ni ci ginnaaw am na benn force boo xam ne mën na ko pousse ci internet bi. ba mu dépasser Sénégal. ba monde bi yëpp di ko seetaan. mooy visibilité bi. léegi visibilité boobu ñun Nextra Marketing dañu taxaw seetlu. ni que Sénégal daf ko soxla ni que nit yi ils sont pas informés que dañu soxla xam ni que artistes yu mag yi ñuy gis wala entreprise yi yu mag yi wala yu ndaw yi tamit start-up yi. ñoom ñëpp dañu am marketing digital bu ñuy def ci seen page yi pour seen page yi mën a booster wu. pour ñu am visibilité bi ñu soxla. waaw loolu nag visibilité bi nag après mooy attirer sponsor yi. léegi comme ça sponsor yi dañuy sawar di liggéey ak nit yi. bu fekkee nit yi ñu ngi koy seetaan. parce que yow tey jii bu ñu defaree sa page. ba nga am par exemple ba nga yegg ci ay vues yu bari. wala ñu bëri di la seetaan sa page ñu générer si ay trafic ba sa audience yokku. kon xam nga tey sponsor bi day sawar ci liggéey ak yow. parce que xam na ni am na nit yu la topp am na nit yu lay seetaan. kon moom boo ko publicité lee. kon nit yooyu noonu dañuy jënd moom bu ay produits am. wala dañuy intéressé wu moom ci page am tamit. voilà te nit yooyu dañuy aw ci yow. loolu la moo koy indi fekk yow defar nga sa digital ba pare. yow defar nga sa visibilité ba pare. léegi loolu day attirer tamit sponsor yi. kon mbokk yi xarit yi dégg ngeen li nga xamante ni loolu Nounéta Dia wax mu nekk ay kaddu yoo xamante ni macha allah kaddu yu am solo la di leen fàttali ne rek yéen a ngi seen émission taxaw seetlu fii ci la première chaîne de la banlieue di IM Télé ñi am mbégte bu baax a baax mbokk yi tey gis ngeen dalal fi ki nga xamante ne moom mooy Nounéta muy wax lu am solo ci marketing digital waaye bu ñu ñëwaatee tey Afrique lan nga gis ni loolu la ñu war a mën a def pour. tey peut-être mën nañ bañ a yem ak niveau ak célébrité européenne mais nan la ñu war a mën a def pour balance bi commencé di jóg ñu commencé leen seen marketing ñu gën ko mën a jaay daal. waaw si man lépp ci éducation lay commencé. déjà Afrique lan la war a mën a def Afrique gis na ni marketing digital bi lu Afrique soxla la lu Afrique soxla xam la aussi. donc mën na par exemple ñi nga xam ne mën nañ ko ñu créer ñu dugal programme marketing digital ci seen école yi. wala ñu créer ay école yu former ay digitaux. ay marketeurs digitaux. notamment ay community managers. donc loolu bu fekkente ni Afrique def na ko. je pense que information bi dina jàll fépp. léegi en attendant nit yi di ko def. genre émission yi. pour yëgal nit yi ni que am na force bu exister ci ginnaaw. pour may leen visibilité. baax na am na solo. léegi lu ma ci yokk mooy ni que aussi yow par exemple boo yoree sa page. sa site web. léegi keneen ngay jaay benn affaire keneen tamit yore site webam di jaay même chose que yow li ngay jaay. mën nañ aussi def benn Google Ads référencement. léegi loolu nan lay demee léegi dañuy dugal ay mots clés. léegi bu ma koy wax ci wolof dañuy def ay mots clés yoo xamante ni que internaute bi wala nit bi. bu tapewee ci internet. ci Google directement par exemple disons yow yaa ngi jaay ay sac. keneen tam di jaay ay sac. léegi bu ñu tapee sac par exemple. yow sa page mën na njëkk a génn. lu tax muy njëkk génn parce que ñun dañu liggéey ci référencement bi. loolu yéen seen technique voilà
benn technique de marketing la boo xam ne dañ koy def ci internet bi Google Ads la tudd ay référencement donc SEO dañuy liggéey ci référencement yi léegi dugal ay mots-clés yoo xam ne day permettre ki nga xam ne day taper ci Google mu accéder ci sa page directement sa page nekk buy njëkk ci Google. Donc loolu tamit mën nañu ko donc marketing digital bi dafa large. am na nu bëri nu mu mën a aider artistes yi ak entreprises yi ak start-up yi surtout. mais comme yaa ngi jiite macha allah li nga xamante ni moom mooy Nextra marketing actuellement nii est-ce que bëri na ay célébrités yi nga xamante ni actuellement nii si sa entreprise boobu ñoom ñoo leen yor. waaw bëri na parce que ñun liggéey ñu kese ak tubaab yi même bu fekkee dañu basé wu France. c'est vrai dinañ liggéey tubaab yi lu bëri mais dañuy liggéey aussi ak ay sénégalais parce que man tamit doomu Sénégal la. donc am na ay artistes sénégalais ak ay entreprises sénégalaises yoo xam ne ñu ngi liggéey ak ñoom. waaw am na si yoo xam ni c'est confidentiel am na si yoo xam ne nag confidentiel. ban avantage moo nekk ci tey célébrité bi dugg ci li nga xamante ni tey mooy marque digitale bi ban avantage la si célébrité bi mën a am. ah d'accord bu ñu jëlee exemple artiste bi. voilà bu ñu jëlee exemple artiste bi tey jii par exemple lan lay def day dugg studio def musique am. def ko sous forme de CD wala jaay ko ci ay sites comme Spotify par exemple ay sites quoi de musique. léegi artiste boobu noonu bu fekkente ni kenn gisul moom musique am. bu fekkee musique am moom daf ko def neex na waaye feeñul. kon loolu. du ci gis avantage am. mais bu fekkee tey jii dafa def musique am def clip am. dugal ko ci YouTube bi ñuy liggéey ci YouTube bi même avant muy génnee clip bi. bu fekkee dafay def annonce bi. ñu jël annonce bi dugal ko ci Facebook bi. dugal ko ci Instagram bi Snapchat yooyu yëpp. léegi après dañuy def lu ñuy wax créativité. duñ ko jëlee noo xam ne daf ñu koy jox rek ñu jël ko balancer ko déedéet ñun ñooy xalaat. nan lay amee harmonie nan la ko yan audience la viser nan la ko nit yi di percevoir muy agréable si ñoom léegi ñun ñoo koy xalaat concept yooyu noonu après ñu proposer ko léegi doog ko dugal ci page yi nga xam ne day attirer nit yi léegi ci ginnaaw loolu tamit am na ay stratégie digitale yu ñuy utiliser yoo xam ne c'est un peu technique pour permettre de générer des trafics et d'inviter le maximum d'audience. mais est-ce que ni ngeen di liggéey que tey artiste bi bokk na ak ni ngeen di liggéey entreprise bi nga xamante ni tey bëgg na tey àdduna bi yëpp xam ko est-ce que même stratégie yi ngeen koy liggéey wala bu si nekk dafa am stratégie bi ngeen di liggéey moom. mën nañu wax ni que am na ay côté yu si bokk am na ay côté yu si bokkul parce que tey jii boo gisee par exemple benn homme politique. bu ñuy def marketing digital nu ñuy liggéeyee ak moom. mënul bokk ak par exemple benn woykat dañuy liggéey parce que ñoom ñaar bokkuñu objectif. ñoom ñaar bokkuñu audience. bokkuñu fuñ jëm. donc wala bu ñuy liggéey ak entreprise bi. ça dépend tamit entreprise bi lan lay def ak lan la séntu. lan mooy objectif ci fa waaw donc bu fekkee dañ jël par exemple exemple ay waykat yi mën nañu wax ok la plupart du temps nu ñuy liggéeyee seen page yi moo xaw a bokk mais bu ñu jëlee entreprise ak ñu jël waykat bi am na ay affaires yu si niroo mais du lépp day différent parce que entreprise bi moom objectif am peut-être kii la jaay produit am la wala wane ni que moom bu dee cabinet de conseil wane ni que moom conseil yi muy jox moo gën a baax ci monde bi. artiste bi moom objectif am mooy wane aaram. wala wane ni que moom musique bu muy def wala graffiti bu muy def. moo gën a baax ci monde bi. na ko ñëpp gis na ko ñëpp bouquet. xam nga moo am ay datam pour mën a def concert am yi nit yi di ko woo peut-être moom loolu mooy objectif am. donc ku si nekk ak sa objectif ak ku si nekk tam sa site web nu ñu la koy créer nu ñu la koy gérer parce que am na ñoo xam ne e-commerce la ñuy soxla mooy site yi nga xam ne mën nañ si jaay directement. am na ñoo xam ne tamit site simple la ñuy soxla yuy joxe ay informations ak seen i contacts. am na ñoo xam ne tamit ay site yu visuel la ñuy soxla yoo xam ne day am ay image vidéo yu mën a expliquer ñoom li ñuy def ak yépp donc objectif yi daal buñ ko définir ba pare si la ñuy xam ban façon liggéey la ñuy mën a defal nit ki wala entreprise am. parce que tey bu ñu xoolee tuuti ni ngay développer li nga xamante ni tey moom mooy marketing digital bi est-ce que tey yaa ngi xalaat peut-être un jour nga ñëw installer fi benn entreprise boo xamante ni peut-être dina permettre Sénégalais gën koo mën a découvrir.
waaw ñu ngi dox ci loolu. instant bi nii comme ñun ñu ngi liggéey ak ay sénégalais. mais nekkuñ suñu basé wuñu Sénégal. mais ñu ngi liggéey ak ay sénégalais ñu ngi fiy ñëw lu bëri. di wax ak sénégalais yi di liggéey ak ñoom parce que comme ci internet bi la. li ñuy def soxlawul ñu nekk ci même pièce bi. pour ñu mën ko def. li ñuy def il suffit que ñu am ordinateur yi ak réseau internet. pour ñu mun ko def loolu mooy avantage bi. kon mbokk yi xarit yi gis ngeen tey ñu fi dalal ki nga xamante ne moom mooy Nouneta Dia nekk ki nga xamante ne tey macha allah boo leen ko xoolee nag tey dafa tagal tey moom tey nekkul Paris tey mi ngi Sénégal boo leen xoolee tagal bi macha allah tey à la Sénégal la ko def waaye tey bu ñu ñëwaatee tey nga nekk jigéen parce que ñëpp xam nañ ni nga nekk jigéen jiite c'est pas facile. yombul tey nan ngay dundee tey en tant que directrice jiite société nga war a ñëw et dafa li bàyyi loolu nan nga koy dundee si koo xamante ne tey dafa jóge ci réew delluwaat ci réew loolu nan nga koy dundee biir Paris. waaw au début du yomb parce que déjà côté administration bi rek. dafa am ay documents yu bëri yoo xam ne da ngay dugg génn ñu laajte la ko. di préparer documents yi loolu du yomb. léegi mais heureusement que c'est bien structuré. et que dafa am ñoom seen système nu muy doxee. donc boo ci toppee rek di nga xam yoon bi. te tout est écrit donc loolu mooy avantage bi. comme lépp c'est écrit boo liiree li nga topp système bi. léegi di nga si mën a flexible en fait di nga xam nan ngay defee. léegi. foofu nekk jigéen ak nekk góor parce que booy seet sax pays féministe la France booy seet pays féministe. voilà jigéen daal lañ gën a ci daal kon góor ñi mu faa fekk jigéen ñoo ko da koy dóor wala dara sañu ko. déedéet foofu moom góor yi ñemewuñ dóor jigéen ñi foofu loolu amu fa ku ko def tamit am na ay loi yu protéger jigéen ñi ci loolu donc foofu en fait yëguñu torop discrimination homme-femme bi. parce que ñoom seen système def ci liggéey bu baax ba pare. donc ba mu nekk pays féministe. donc jigéen ñi am nañ fa seeni droit. te genre liggéey bi may def tamit comme c'est pas physique. jigéen yu bëri ñu ngi ci. góor yu bëri tamit ñu ngi ci donc amul différence. donc tey bu fekkee am nga conseil boo xamante ni parce que tey macha allah damay wax ni exemple nga parce que c'est pas évident tey nga nekk tey jeune yàlla def nga jiite entreprise ñëw ne kat li ma am dama koy bokk ak sama waa dëkk tey ban conseil ngay jox tey xale yi nga xamante ni ay jigéen lañ. tey ñu bëgg a jaar yoon bi nga jaar ban conseil nga leen di jox. conseil bu mu leen di jox mooy ñu gëm lu ñuy def. bu fekkee dañu nekk jigéen ñu xam ban projet la ñu bëgg. bu fekkee amuñu moyen parce que ñu ngi wax Sénégal. du ñëpp ñoo am moyen. bu fekkee amuñu moyen ñu dugg ci internet bu dee mën nañ leen ñu dugg ci internet bi xool ñan ñooy joxe ay aide ñu dem ci mairie yi laajte dem ci communes yi dem ci mairie yi dem daal ci administration bi laajte dugg génn laajte ñoom nan la ñu mën a def bu fekkee amuñu moyen parce que état bi tamit am na ay financement yu muy joxe dégg naa donc yooyu tamit am na solo ñëpp a ko bokk donc loolu tam ñoom mën nañ dem ñu laajte parce que boo laajtewul boo amul renseignement yi doo mën a xam fooy commencer donc ñoom bu ñu laajtee ba am renseignement yi léegi ñu toppatoo kayit yu ñu leen di laaj après ñu jéem a def ñoom seen ay projet lu nga xam ne ñoom xalaat nañ ko ñu bañ a xeeb dara parce que projet bi même bu fekkente ni ubbi boutique Kenkeliba la exemple projet la rek boo ko gëmee di nga ko mën def parce que fii Afrique la Sénégal la te tamit sénégalaises yi ñoom foog naa xam nañ bu baax dëkk bi lan moo fi mën a dox lan la ñu mën a def mu dox donc loolu ñoom buñ ci toppee ñu bañ a bàyyi rek parce que mu metti nga bàyyi loolu découragement boo découragé du baax mais muy metti ngay continuer loolu foog naa dina am suite. nga nekk célibataire jaaruma la nag gars yi déggoo leen ma nga nekk célibataire jiite li nga xamante ne moom mooy entreprise ba xale yu góor yi duñ lay nekk di la sonal ñu ne taa jox ma sama chance est-ce que xale yu góor yi mel ni man yi duñ lay sonal parfois. waaw bi ma nekk loolu noo koy dundee. bi ma nekkee woon célibataire
waaw sonnoon naa trop waaye. bi nga nekkee woon célibataire waaw bi ma nekkee woon célibataire bi ma nekkee woon célibataire c'est vrai que waaw sonnoon naa surtout ci réseaux sociaux yi nit yi dañuy ñëw bind te xam nga doo leen bëgg jànneetu da ngay xool kii lan moo tax mu bind. xam nga parce que parfois dañ lay bind pour ay liggéey bind la pour ay projet dañ lay bind pour yu intéressant mais am na ñoo xam tamit dañ lay bind pour caaxaan mais yow yaay xam nan lay filtré wee li ngay jot en fait liñ lay bind yaay xam noo koy filtré wee ak kan moo la soxla pour liggéey ak kan moo la soxla pour leneen nga xam fi ngay teg sa tànk. pour mel ni Nineta pour mu mel ni Nineta mu àgg fu mu àgg macha allah lan la laaj. waaw laaj na patience bu baax. laaj na aussi jàpp ci dara bañ a bàyyi. laaj na tamit fulla ak par exemple tamit di xalaat balaa ngay teg sa tànk fenn. nga xalaat bu baax loolu tam laaj na ko. waaw say projet. waaw samay projet développer Nextra marketing digital bi mu pour sénégalais yëpp yëg ko xam ko même bu fekkee adhéré wuñu sax si Nextra marketing bi mën nañ adhéré am na yeneen tamit boîte yu koy def am na yeneen entreprise fii si yu basé Sénégal yu koy def jëluma leen comme concurrent parce que liggéey bi nu ko nit yi gën a yëgee rek mu gën a baax parce que loo xam ne day évoluer la au fil du temps parce que tey jii booy seet am na yeneen technique digitaux yu génn technique yooyu noonu tamit ñun dañ koy utiliser donc ñun dañuy suivre au fur et à mesure dañuy suivre technologie bi pour mën a xam ku nekk luñ koy liggéeyal est-ce que dina ko soxla wala du ko soxla. Mot de la fin. waaw mot de la fin maa ngi remercier Sénégal parce que sama dëkk la neex na ma donc maa ngi remercier Sénégal bu baax maa ngi remercier internautes yi maa ngi remercier ñëpp ñoo xam ni ñu ngi jëndee Nineta Shop maa ngi leen di remercier maa ngi remercier Art de Couture bi nga xam ni moo ñaw. ay boo ko fàtte woon tey jii. voilà Art de Couture maa ngi koy remercier bu baax Art de Couture moom defaral tenue bu rafet bii nii maa ngi koy remercier bu baax donc maa ngi remercier ñëpp di ñaanal ñëpp di yéene ñëpp lu baax di ñéene ñëpp lu baax. waaw mais am na loo fàtte danga ni yaa ngi ci buum kay remercier monsieur. waaw maa ngi koy remercier bu baax. kon mbokk yi xarit yi gis ngeen ñu dalaloon fi tey ki nga xamante ni moom mooy Nineta Dia nekk directrice Nextra marketing bu Paris ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom nag sama doomu nday call crédit la loolu la yàlla def ba tax na ma koy jaajëfal bu baax a baax ci li nga xamante ni jot na ko expliqué fii mu nekk lu am solo nee naa leen seen émission taxaw seetlu mbokk yi xarit yi xaar leen ma fu nekk laay génn avec Dame Tra tout est possible may jaajëfal bu baax a baax ki nga xamante ni moom mooy le directeur Sow ak ki nga xamante ne moom mooy Balde Elite Santé moom aussi tam maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax sama waa ji nu mu tudd sax moom. Aliou moom aussi tam ma koy ziar bu baax a baax. Lil Salam waagaan ak ki nga xamante ne moom mooy Bouna ak Jongoma 82 Giga moom mi ngi fi woon sama gars yëpp maa ngi leen nuyu di leen jox didee beneen yoon ak seen beneen émission taxaw seetlu may remercier bu baax a baax Adama Dia depuis Maroc bye.